mi seetaan suñuy vidéo bu fekkee gan nga ci chaîne bi abonneel nga bës cloche notification bi pour nga mën a gis suñu yeneen vidéo yi nga xamante ni ñu ngi ci yoon bi di ñëw nga xam ne njariñ kese la. bon asalaamaaleykum yéen waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp rawatina mbokki internet yi di bëgg ñi nga xamante ni ñu ngi may bàyyi xel samay vidéo ak ñi abonné suñu chaîne YouTube bi di leen wax dee leen wéy di abonné di partager di commenter nu mu leen neexee parce que ñun nekkaluñ fi kenn ku dul population bi ñun population bi lañu fi nekkal lépp lu ñu gis mu nar a dal ci population bi ñun dañ koy alerter nu mu gën a gaawee population bi lañ fi nekkal donc di wax population bi dee leen wéy di abonné di partager vidéo yi nit ñi di si jariñu parce que ñun yéen lañ fi nekkal nekkaluñ fi kenn xooluñu intérêt ci kenn loolu taxu ñoo jóg li ñu tax a jóg mooy défendre population bi ñun loolu moo ñu tax a jóg donc dee leen abonné di partager nu mu leen neexee di commenter tamit waaw tey ñu ñëw di leeral ci benn mbir boo xamante ni benn jigéen boo xamante ni mu ngi ci réseaux sociaux yi di wax lu ko neex di saboter di insulter lu ko neex lay wax ci réseaux sociaux yi te dara waralu ko lu dul benn simple mouvement bu mu bokk mouvement bi mu ngi tudd mouvement kimitisme kooku mu ngi tudd Kadia Thiam ñu gën koo xam ci Awali Thiam moom moo nekk ci réseaux sociaux yi di saaga religion di saaga diine ji di saaga lu ko neex lay def doo comprendre bon loolu moo taxoon tey mu dikk di alerter ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan vidéo yooyu ñu ngi gis vidéo yooyu ñoom laay waxal pour ñu bàyyi xel baax ci li may wax parce que kooku mu ngi bokk ci benn mouvement kimitisme boo déggee kimitisme am na benn mot boobu mën a jëlee kimit nekk signifie terre noire signifie terre noire donc loolu la kimit signifie donc nekk religion boo xamante ni c'est année 70 la ko africains yi créé woon certains africains créé woon léegi bi ñu ko créé année 70 donc ba léegi nii mu ngi dox mais booy xool dafa xaw a dellu ginnaaw parce que dafa am religion yoo xamante ni ils ont bon religion yoo xamante ni ñoo ngi ci yu gën a normal yooyu donc bi nga gisee loolu Kadia Thiam nekk benn élément boo xamante ni ci kimitisme la bokk ñëw di campagnal kimitisme sont des pharaons c'est pharaon donc ñooñu noonu la Kadia Thiam di campagnal ak kan ak Moussa Camara des na beneen jigéen dama fàtte tur bi mais 3 personnes lañ yoo xamante ni ñoom foofu la ñuy campagnal moo waral ñu dikk di attaquer diine ji di saaga kilifa diine yi di saboter suñ daara yi et tout ça di saboter doxin bi ñuy doxe ñun di jaamu suñ borom ak doxin bi ñuy doxe suñu kilifa yi diine yi di ko saboter loolu moo ko waral parce que ñoom dañoo bëgg ñun ñu topp leen ci li nga xamante ni moom nañ nekk parce que ñoom dem nañ ba ne sax ñoom diine bi ñu nekk muy les pharaons c'est-à-dire que kimitisme dem na ba ñoom ñu ngi naan loolu mooy réel bi yi ñu nekk nii dañ ko copier kon dañoo copier ci foofu donc kon war nga xam ne ñoom dañuy fen donc fen yooyu nag laa bëgg population bi di ci bàyyi xel xam ne ñi dañuy fen jëruñuy bàyyi xel bu ñu demee bay saboter suñ kilifa diine yi di saboter tarixa yi daara yi et tout ça donc jot na ñun ñu xoolaat ñun ñooy kan gën a respecté ñun li ñu moom muy ñun gëm nañ yàlla gëm yonent bi te ñu gëm suñu kilifa diine yi nga xamante ne suñu borom moo leen fi wàccee c'est ça affaire bi loolu la parce que nit buy campagne li mu bëgg mooy nga déglu ko mu philosopher sa kaw nga topp ko loolu kese la bëgg bon ñu bàyyi xel baax ci loolu parce que li ñuy wax lépp du dëgg ay fen la fen yooyu nag bu mu tax kenn di détourné wu di am leneen looy seeti sa ngëm wala ngay xoolaat sa ngëm naan war nañ koo xoolaat non arrête gëm leen li ngeen gëm mu yàlla ak yonent bi kilifa diine yi nga xam suñu borom moo leen fi wàccee nga xam ne dara ji itteelu leen lu ñu wommat nit ñi di leen wan yàlla ne leen yàlla lii la digle lii la tere ñooñu ñoo bon topp leen ñooñu c'est bon tarixa boo ci dugg tey ci duñ la wax lu dul suñ borom lii la digle suñ borom lii la tere kese lañ lay wax donc loolu lan moo ci bon gëm leen li ngeen gëm ngeen topp ko c'est bon te ngeen bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo yàq rek moo leen tax a jóg parce que ku yàq tax a jóg
pour mu yàq day yomb. Donc bu leen nangu nit di leen détourner ci ñàkk fayda yoo xamul, parce que ñoom loolu moo leen tax a jóg wax détourner nit ñi am leneen lu ñu xool di gëm ñu jël leen yóbbu leen ci liñ boobu. Parce que ñoom nee nañ c'est le moment africain yi dellusiwaat ci li nga xamante mooy vraie religion bi muy vraie religion bi, parce que africains yi ñoo créé woon mu ne jot na nag africains yi dellusiwaat ci seen vraie religion boobu te bàyyi religion bu bon bii ñu nekk. kon xam nga ñooñu li ñuy wax doo comprendre. loolu kese moo leen tax a jóg, kese leneen taxu leen a jóg. dikk wax ba détourner nit ñi xool leen lu ñuy gëm ñu këf leen yóbbu leen ci seen diine boobu kese la ñu gëm. moom jàpp nañ ne ñoom ñu diine bi nekk diine bi c'est pas bon, dañ ko copier et tout ça, yooyu yëpp ay fen la. ñoom daal nañu fen influencer population bi bañ topp leen kese, ñoom loolu lañ si jublu. donc koo xamante ni nag dès le début départ bi muy départ day fen, kon nag moom arrivé nan lay mel. koo xamante ni départ day fen, arrivé ba nan lay mel. donc bu leen nangu nag ab fenkat di leen détourner ci détourner yomb yoo xamante ni mooy loolu nga gëm sa gëm ba heure bi ku ñàkk fayda simple jigéen boo xamante tekkiwul dara dikk di lay influencer ci yoo xamante ni doo xam ban genre nit la mu lay influencer ngoy gëm. non arrêté leen loolu, arrêté leen loolu, gëm leen li ngeen gëm dara dàqu ko, dara gënu koo neex, dara gënu koo wóor. gëm leen yàlla ak yonent bi. suñ kilifa yi fi nekk jox leen seen wàccuwaay yi, duñ la diggal dara lu li yàlla digle, duñ la tere dara lu li yàlla tere kese point. bu leen gëm keneen, bu leen déglu keneen ku ngeen déglu day yàq seen ngëm, di détourner seen ngëm, te lépp ay dul la. kuy fen jarul ngeen koy déglu ba mu leen di détourner, jarul ngeen koy déglu ba mu leen di détourner. parce que réew mi jamono bii booy xool ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu leen neex ci diine ji, di saboter, di insulter lu leen neex, ñoom ñëpp nekkuñu Sénégal, hors du pays lañ nekk, nekkuñu Sénégal, ñu ngi fa nekk di wax lu leen neex fii. donc encore une fois réveillez-vous, ngeen xoolaat bu baax, dégluwaat bu baax te ànd ak seen conscience tranquille, parce que dañoo garaaw te dañoo bëri stratégie. donc def leen attention ci loolu. nit bu la mënul woon ne la man lii laa gëm warul la mën a influencer ci dara ba nga topp ko, parce que ñoom amuñu fitu teg li ñu gëm. li ma wax fii dañ koy nëbb, amul lenn luñ ci wax, mais ñun c'est comme ça. ñun bu ñuy def ci nit vidéo dañ koy gëstu ba xam mooy kan, ba xam moom fan la bokk. c'est ça, loolu moo waral ñun ñu indi leen leeral yi ñu ci am. kon koo xamante ni mouvement timitisme la bokk ci diine pharaon, c'est-à-dire que koo xamante ni moom affaire philosophie kese la lay imposer dara, moom amul benn ngëm ci li ñu gëm ñun. kon kooku warul la yàqal sa ngëm, tee leen seen ngëm te dund ak seen ngëm. ku gëmul dara warul la mën a influencer ci tous ba nga gëm ko. xam nga ñun ku nekk daa xam ñun ban diine lañ bokk, ndax ñun dañ koo wane, moo tax nit ñi di attaquer suñu diine. mais ñoom wanewuñu seen diine ba kenn di ko attaquer, parce que li tax mooy xam nañ ni liñ nekk du dëgg. parce que bu ñu amoon fit dañ koy wane ñëpp gis ko, mais instant bi comme ni ma ko waxee woon dañuy campagne pour nit ñi topp leen ba ñu am doole nga xam ne dañ koy mën a imposer population bi. bañ leen loolu bu ñu egg foofu, balaa dara xew arrêté leen, ngeen gëm li ngeen gëm, suivre ko, topp ko te bàyyi xel li ngeen gëm. amuñu njariñ la ñuy wax, muy Kadia Thiam, Moussa Camara, ñoom ñëpp sont des imbéciles, gëmuñu dara. beneen jigéen dama koy fàtte, mais de même que moom ci la bokk. amul kenn ku ci nekk Sénégal, ñoom ñëpp hors du pays lañ nekk di wax lu leen neex ak lu leen saf. donc nag bàyyi leen ci xel bu baax a baax. loolu laa indi woon tey pour ay leeral yoo xamante ni dama bëgg ngeen ci bàyyi xel. ñun nii la ñuy def à chaque fois, heure bu ñu gisee actualité dañ ciy dikk wax lépp lu nar daal ci population bi, dañuy dikk alerte ci ni mu gën a gaaw, parce que ñun population bi lañ fi nekkal, nekkaluñu fi kenn. population bi la ñuy défendre tey ak ëllëg, population bi la ñuy défendre. lépp lu nar a dal seen kaw bu ñu ko xamee dañu koy alerte ci ni mu gën a gaawe, pour ngeen bàyyi ci xel bu baax. donc yéen ñi seetaan vidéo yi dee leen ko partager, ngeen di wéy di abonné
di partager vidéo yi di commenter nit ñi di ci jariñu